élection locale yi déjà coow li bari woon na ci lool ci dina amam déet ñu bëri itam ci ku jegeeg ñi fare ci nguur gi ku ci nekk yaa ngi koy waaj alors jamono ji boo doon jàngat lu jëm ci politique gu Sénégal ak élection locale yi nga xam ci coow li bari na ci lool lan nga ñuy wax surtout ci par rapport ak jamono ji ñu toll am na ñuy convaincre wul ba léegi ci ne élection locale dina am fii ak 2022. Mohamed, gis nga loolu nga wax rek mooy li wane jafe-jafe yi ñu am ci suñu système électoral ndax réew moo xamee ni dafay woote ni démocratie bu mat la koy màndargaal mooy bu élection jotee fa mu jote rek ñu organiser ko fa ngir baatu askan wi jox nit ñi doole pour ñu doon conseil municipal wala ñu doon député wala ñu doon président de la république dafa am dikk boo xamee ne boo ko jotee amatoo benn légitimité pour war ko mën a nekk. Depuis 2019 élection locale waroon na am ci Sénégal kon tey ji waroon na fekk ay exécutifs locaux yu bees nekk fi ba am 2 ba ñetti at loolu it jàpp naa ni mooy faiblesse yi nga xamee ni depuis ba ñu jëlee suñu ay élection ak suñu système politique wékkatuñu ko ci ay loi mais wékk ko ci bëgg-bëgg président de la République ak bëgg-bëgg ak intérêt yi parti bi nga xamee ni moo nekk ci bopp réew mi loolu moo ñu indil jafe-jafe gii ñu nekkee ba nga xamee ni ñi nekk ci biir bopp mairie yi ak département yi ay la yewoon seen légitimité jeex na seen taxawaay jeex na te askan wi yor baat ba léegi mënuñu ko delloo baatam pour mu daan mbiri ndax loolu day wane ne mandargaal ni suñu démocratie feebar na mi ngi accuser ay retard yu jéggi dayo te je pense que ni pour l'avenir et pour les Sénégalais suñu bëggee stabiliser réew mi di daw jafe-jafe bi si njëkk mooy ki yor baat te am sañ-sañ ci réew mi nañ ko respecté. élection locale li ñu ko dàq honorable ci anam bi ñu ko war a amalee dafa bari lool te jéggi dayoo ci réew mu mel ni Sénégal wax nga ko sànq alors loolu ba xam ndax dina am jeexital ci xëy na sunu politique nu ñu ko war a tëralee ak surtout fi ñu jëm ci taxawal ko nag ngir ñi nga xam te nii seen mandat jeex na bu ñu ma bëggee sëgg-sëggaat ñeneen ñi bu ñu leen bëgg a remplacer itam remplacer leen. xam nga bi législateur bi de encadré ay élection di ko jox mandat locaux yi ni leen 5 at ngeen am wala mu ne bu président de la République assemblée nationale 5 at dong ngeen am je pense que dafa amoon lu mu ci bëggoon mooy que ni booy dem ci say kanamu nawle ñoo xam ne ñoom moom seen gox dafa am gis-gis ak projet boo leen di présenté ak kóolute goo xam ne dañ koy am ci yow ngeen ànd ak pas-pas ak sérieux ak rigueur ni diiru 5 at yi dinañ fi góorgóorlu ba jëlee leen fii ngeen nekk yóbbu leen fii te mu gën a ëpp njariñ mi gën a baax ndax bu fekkente ni politique ci ni ko Cheikh Abdoulaye Dièye gisee moo di sàkki pexe yu dagan ngir jariñ sa askan day laaj li ñu lay dénk nga mën ko respecté ci délai yi bis boo demee ba nga xamee ni délai ga jéggi na dayoo ba jàll délai gi ñu la jox je pense que ni jamono yooyu yàq nga système politique bi yëpp ba dog nga buumu confiance lien de confiance yi am entre nit ki ak citoyens yi nga xam ne ñoo koy jox baat musiba la ci démocratie et day wane aussi état de déliquescence su respect bi ñu war a jox askan wi ak aussi sérieux bi nga xamee ni acteurs politiques yi am nañ ko jëm seen ñooy alors ñu nuyu la bu baax a baax honorable député Cheikh Bamba Dièye yaa ngi koy wax am yoo xamante ne génn na ci élection locale yi bokk na ci wala bokk ci élection bokk na ci arrêt bi tukkee ci CEDEAO jëm ci parrainage bi nga xamante ne jàpp nañ ne anam gi baaxul naka nga ko jàngatee. xam nga yooyu yëpp Sénégal ci boppam ci lu ko kenn forcé wul moo jàpp ne ci développement wu réewu Afrique yi jot na pour ñu jël suñu bopp dugal ko ci ay ensemble yu gën a bare ndax lu benn mën 2 ba 3 ba 10 ñoo ko dàq foofu ci kaw loolu nag pour ñu àndandoo ci ay communauté yu mel ne CEDEAO ak UEMOA dafa am ay tege-tege yoo xamee ni de manière souveraine si suñu assemblée nationale ñu ñoo décidé ni lii jëm ci kuuru CEDEAO wala lii jëm ci ay dogalu UEMOA dañ koy régler dañ koy jëfandikoo pour que ñu mën a àndandoo converger ndax ëllëg booloo doon benn yombuñu ndax wolof dafa ni kenn du joxe bopp rocci làmmiñ Sénégal lii mooy énième fois boo xamee ni ci ay taxawaayu gouvernement am wala taxawaayu président de la République ay doomi Afrique doomi CEDEAO gis nañ ko ci loo xamee ni dañuy xool seen aqulay taala gis ni wàcc nañu règle CEDEAO yi wàcc nañu sax suñu droit positif interne jàpp naa ni bu fekkente ni jamono yooyu ñuy wax parrainage gisoon ngeen sama taxawaay ci assemblée nationale waxoon naa leen ni loi pour mu am doole ci réew dafa war a am 2 mandarga yi da warul jublu bëgg-bëgg benn nit dafa war a nekk de caractère impersonnel et de portée générale te loolu moom manqué ci lii nga xamee ni mooy parrainage te li ñu ci jublu ñoom mooy
wàññi doole daggi tànki ñi nga xam ne ay acteurs politiques. mais suñu souveraineté nag bu ñu ko lay wax c'est vrai que nous sommes dans l'espace CEDEAO am ay mbir yoo xam ne dañu ko xaatim ànd ci mais le Sénégal est un pays souverain est-ce que lu war a tukkee foofu forcément dañu ko war a jëfee. waaw parce que souveraineté moom suñu bopp moo tax ñu dem CEDEAO nee naa la kenn yeewuñu diriñu yóbbuñu CEDEAO lañ fa doon wuti mooy doole boo xamee ne dinañu gën a mën a yokk gën ñoo yëkkati aussi bien ci suñuy droit interne que suñu ay relations internationales par conséquent il faut que ñu xam ni bis bi ñu accepté nekk CEDEAO ak wala nekk UEMOA si la ñuy jël loi yañ fay samp foofu yoo xam ne ñun ñoo koy sooke gouvernement yi réew yi ñooy nangu ne lii mooy li nga xam ne mooy charte yi ñu war a doxee ci biir CEDEAO kon prolongement wu suñu souveraineté la ñu jël yokk ko ba mu yegg ci instance bu gën a kawe ba pare jox koy doole mu mën a imposer wu si suñu loi interne donc waxtaan dafa ni ak yan li yanu maanaa ak li xel waroon nangu dafa ni comme ñun ñoo fa yóbbu suñu bopp comme loi ya fa nekk ñun ñoo ko créer suñu bopp juge ya fa nekk ay réew bu nekk yaa fay yóbbu sa ñooñ kon jàpp naa ni amatuñu benn possibilité pour rocceeku gannaaw bu ñu engagé woo ba yegg si foofu. alors ci loolu ba tey modification ou révision de l'article L31 du code électoral bokk na ci lu ñu mën a waxtaanee ci élection locale yi puisque les auditeurs ci POM ñoom ñoo validé les candidatures de Khalifa Sall et de Karim Wade mais ñu dégg la société civile également def sa proposition de modifier article L du code électoral yow ban jàngat nga am ci loolu nga xamante ne proposition la est-ce que aussi le président de la République dina ko jëfe xam nga fi mu nekk nii li may njëkk a wax mooy président de la République ci boppam moo sànq suñu ay élection parce que dafa prétexte ni dafay teg dialogue national ni day indi dialogue politique ak dialogue ci bépp banqaas boo xamee ne dafa am solo ci biir réew mi jàpp naa ni su fekkente ni vraiment intention yu sincère la àndaloon li nga xam ne mooy ñuul ci suñu système politique ak suñu système électoral muy jaay doole gu jéggi dayoo goo xamee ni ci ay candidat benn muy le président de la République am na ko jëfandikoo suñuy loi jaar ci assemblée nationale wala mu wëlbatiku wéeru ci conseil constitutionnel pour dammi tànke ay candidat génne leen ci système politique bi yàq seen possibilité pour nekk ay électeurs je pense que ni lay waroon doon dëgg-dëgg base dialogue national boobu mooy mu indi ñu ay solution yoo xamee ni dinañu fajal jafe-jafe ak déficit yi nga xam ne moom ci boppam moo dem ba xam ni constater ko boppam ba soxla yi laaj dialogue national alors tey yi am réew su fekkente ni da ngeen di dem ba mbëkku ba amatu leen fu ngeen jëm te yépp ngeen yëgandoo ni li ñu ko yóbbee mooy caay-caay jaay doole ak damm tànk loi bi li war mooy bu ñu bëggee defar tey defaroo moo di que ni d'abord que ñu teg système boo xamee ni dina mën a permettre acteurs yi nga xamee ni visé woon nañ leen ba génne leen ci système électoral bi ñu delloowaat leen si on n'aurait même pas besoin parfois di dem ci article 31 di ko modifier waat il suffit que président de la République jaar ci fa nga xamee ne jaaroon na fa wala assemblée nationale ca majorité am jël seeni responsabilité nangu seeni ay tolof ci kanam askan bi rééquilibré waat loi bi joxaat nit ñi seen àq ak seen sañ-sañ ci anam yu bare nag je pense que ni donc loolu mooy li nga xamee ne mooy li war. parce que est-ce que validation candidature bu Karim Wade ak Khalifa Sall arrangé na opposition bi est-ce que du indiwaat peut-être ñu définiraat les règles du jeu bu fekkee dugaat nañu war a sampaat seen 2024. mais Fatou Abdou xam nga réew mi baayu kenn ndeyu kenn maamu kenn moomu ko te loolu je parle aussi bien pour l'opposition que le pouvoir ak yelleefi doomu adama dafa di lu sacré loo xam ne kenn waru koo fowe kenn waru koo jaaxaane bu ngeen demee ba caay-caay dugal leen ba ngeen tooñ nit ba yëg ni tooñ ngeen ko ngeen bëgg ko faj bu fekkente ni dëgg rek moo ñu tax a jóg ak Sénégal rek moo ñu tax a jóg li njëkk mooy ñu rétablir les gens dans leurs droits delloo leen seen sañ-sañ te loolu nonobstant même le fait que ni bu ñëwee gàllankoor opposition wala bu ñëwee gàllankoor pouvoir gis nga un acteur politique et un homme d'État bu fekkente ni la muy wootee mat na ko du réfléchiral pour intérêt boppam du réfléchir pour instantané day am gis-gis bu sore boo xamee ne bu sampee dara bu ëllëgee génération après génération mu mën a jëriñ réew mi loolu moo manqué Sénégal
ci gis-gisu politique moo manqué Sénégal ci li nga xamee ne njiit yi fi war a taxaw dinañu am hauteur d'esprit ak yaatuwaayu dégg-dégg bu leen mën a permettre la war ñu def ko même bu fekkente ni mooy li leen di gàllankoor. audit fichier jaar fii auditeurs yi wax ne fichier bi fiable na déjà bëgg nañ ci xam sa gis waaye au-delà recommandation yi ñuy def également bëri na également ñiy féete ci majorité bi wax ne am na yeneen ci ay recommandations yoo xam te ni duñ ko jëfee ban jàngat nga am ci loolee lépp. damay ramasser question bi yëpp de manière globale Mohamed tudde ko rek si jafe-jafe yi ñu am ba tey jii ku nekk di mën a sukkandiku ci détail bi ak détail bi pour ne lii ak lii moom moo manqué ci système politique bi alors système électoral bi gis nga tey li tax man ànduma woon ci dialogue politique bi daw ma woon ci dialogue national bi parce que man dama jàpp ne bu fekkente ni sincère nañu am nañu yéene ci Sénégal waxuma journaliste n'importe quel acteur politique wala citoyen bu averti boo ko waxoon ni lan moo sooxee ci système électoral u Sénégal du mat 10 minutes mu génneel la li nga xam ne moo ci manqué ba pare wax la nan nga koy faje kon diggante bi ñaari at yi nga xamee ni nangu nañu baatu askan wi dugal nit ñi ay njiit yoo xamee ne nanguwuñu leen ndax amuñu benn légitimité yokk coono yi réew mi nit ñi di nekk dans des situations boo xamee ne ku mu wér ne ñaari at moo desee sa mandat jeex na boo def tappalekat wala ngay spéculateur foncier di nga waabale la ngay waabale yépp parce que da nga naan bii mooy sama last su ma fi jógee dara dootul baaxati et je pense que ni yooyu mooy problème bi ñu am donc au jour d'aujourd'hui je pense que ni li ñu soxla ci suñu système politique mooy benn sécuriser carte électeurs yi ba sénégalais yi jot seeni carte ñi war a inscrire mën a inscrire ñaareel ba ñu dindi parrainage ñetteel ba ñu dindi caution ñeenteel ba ñu samp bulletin unique ba nga xamee ni mooy lii permettre nit ñi aussi bien dinañ def économie de papier def économie de temps nit ñi mën a voter dans des conditions yu normales yu jàppandal ba pare aussi ñu assurer sûreté ak sécurité wu processus électoral. ñu ngi ciy wax une large coalition de l'opposition le Front de résistance nationale ne moom mooy liggéeyam li ñu bëgg mooy am benn candidat kese boo xamante ne gox bu nekk dañu ciy juboo yéen ban taxawaay ngeen ci am muy fi nga xamante ne foofu nga bokk déjà muy opposition bi également ce parti ak opposition bi aussi ñu ngi wax ne amatuñu une opposition qui s'oppose bu ñu sukkandikoo ci kàddu yi nga xam ne Barthélémy Diaz yëkkati na ko est-ce que mën nañu xaar cette large coalition de l'opposition. mais tey jii est-ce que am nañu choix parce que nit ku nekk da ngay jàng ci événement yi fi xew bu ñu defee lecture ci 2017 gis nañ ni opposition bi bu doon a proportionnel rek la kon tey jii amaana ñooy doon yore majorité bi à l'Assemblée nationale ñu gis ni la taxoon nekkul xëy na ay appétit wala ay position personnelle la yu ñu jël jiital ko ci intérêt yi li nga xam ne mooy intérêt yi opposition bi wolof dafa ne nag lu mag def dee sa bu dee nit ba sa dekkee daf ko war a bàyyi et je pense que ni loolu moo tax boor boo mën a jàpp ci opposition bi ñëpp ñu ngi wax naan nañuy dox dajaloo nañu àndandoo nañu fekkente ni yéene ji ñu am pour dindi loxoy Macky Sall ci yàq gi ak tappale gi nekk ci réew mi jaay doole gi ñu nekk ci réew mi bu fekkee wér na alors amuñu choix il faut que gox bu nekk ña fa nekk am lucidité ak froideur dajaloo ci seen biir de manière sincère et de manière collégiale avec beaucoup de solidarité ña fa war a jiitu ñu jiital leen bu ko defee ña sa des jàpp ci parce que échelon bi dina yomb c'est-à-dire que tey bu ñu jëlee le cas de Manko Taxawu rek gis nañu fa ñaari candidature annoncée muy Soham Wardini ak Barthélémy Diaz du côté du pouvoir dégg nañu tey Adama Faye li nga xam ne wax na ko fa nga dëkk muy Ndar ay kàngam ci wàllu politique ñoo fa nekk te le président Macky Sall li mu leen wax mooy nañu xaar moom mu defar liste xool ñan lay tabb est-ce que tey du côté du pouvoir comme de l'opposition ci sa xam-xam ci wàllu politique dina yomb ñu xaar rek ne diw la ñu jiital ñu juboo ci ñoom ñëpp jiital ko. du ma sa yomb mais dund si boppam moo yombul saxantuma laag bu ñu demee ba benn cër di benn ñaar wala ñett wala leen saay fukki nit bëgg ko mais warul tere aussi nit ñi ne ànd ak seen xel jàng ci seen démb ak bërki démb jàng ci objectif yi ñu am parce que parti yépp laa ni ci opposition bi li ñu bëgg ci réew mi du sotti ndaree Macky Sall ak Benno Bokk Yaakaar daanu wuñu ci élection présidentielle loolu mooy véritablement objectif bi d'abord présidentiel dans un objectif plus ou moins lointain boo ko jàppee noonu da ngay jàpp ni premier escalier bi pour ñu am li ñu bëgg muy daaneel ko en 2024 ci mbër bu mu mën a indi ndax moom bokkatul il faudrait que ñu xam ni premier escalier bi mooy que ni ñu organiser wu am froideur après nekk nit taxaw ci li ñu war a def lu mu ci mënti demee en 2009 déjà réussiroon nañ ko
ci cadre Benno Siggil Sénégal tey jii am na xeex bu rëy boo xamee ne engagé woon nañ ko ci biir opposition bi M2D jiite ko te lenn ci ñu bare comme ñu mel na man nekk ci M2D nekk ci front bi ñu ngi ci donc par conséquent am nañu 1001 occasions ak plusieurs moyens pour que bu si leader yi jàppee ñu àndandoo jiital intérêt Sénégal yaakaar naa ne lu mu jafe-jafe ci wut un candidat consensuel dinañ ko mën a am. présidentielle yi président moo la wax bokkatul wala da nga ko gëm 2024. constitution bi ci boppam moo ko ci génne. ñaareel ba kàddu yi boppam. loolu am na ci ay werante ci constitutionnalité. non xam nga gis am li ci am solo. xam nga constitution bi lu waay mën a wax. ki sos constitution bi sooke ka moom ci boppam moo wax ni xanaa boog ba muy jaay constitution bi moo ni boog xanaa léegi constitution bi jeexal na débat bi kon nag wax ja fa la feram ku laay soxlootul ñu si wut gis nga Fatou am na ci foo xamee ne bu fa réew yeggee ñu def lu mel na constitution defee ko ci conditions yi ñu ko defee ci référendum bu fa mag génnee weddi loolee lépp teg fale bu réew mi amee fulla waruñu wax sax jëm ci moom ndax kooku day wane ni benn intérêt yi Sénégal taxu koo jóg jàmmi réew mi taxu koo jóg day wane ni aussi lii suuxat développement réew mi taxu koo jóg ndax li wér bu wóor moo di bu fekkente ni man maa sooke benn constitution boo xamee ne dafay yemale samay mandat ma dem ca ba ca biir ba coow la amee man leen constitution bi jeexal na wax ji ñaari mandat laa am jeex na bu ma demee ba sa biir constitution bi wax leer nañ léegi ma ne non waxatuma loolu dama naan nii wii nii non képp koo xamee ne ànd nga ak moom ci loolu ne la wér ne liggéeyaloo Sénégal intérêt Sénégal taxulay jóg te buñ la toppee bu ëllëgee lu fii ay di musiba ci réew mi am nga ci responsabilité